salaamaaleykum mbokk internet yi salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yeneen bu tedd bi sant suñu ñaari waajur ñu naan jërëjëf sëñ Bamba jaraw la ko Cheikh Fall suñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér. tey ñoo ngi am contentement ci fii ci RTT premier télé artisanal de la région de Thiès ci seen premier numéro bataaxal di émission bi nga xam ne day yëngu ci aada ak cosaan ak ñi nga xam ne mooy mag ñi fi newoon ñu fi bàyyeekoo ñi nga li olof naan bu bukkee lekkee alalam na koy gërëmee coy ñooñu daal la ñuy commencé di waxtaanee ci émission bi nga xam ne mag ñi nga xam ne ñoo tracé lépp ba mu yemb tey suñ premier numéro yi ñu commencé par le commencement tey ñoo ngi dem ba Fouta Toro nag buñ ko waxee dañuy wax Sénégal ndax lépp fa la tàmbalee moo tax fa la ñuy dellu ci kaw loolu nag tey dañ leen indiloon góor gu mag góor gu sell histoire am ak jaar-jaaram maanaam voyage yi mu def ak jixaat yi mu def ba taxawal diine bi nga xam ne mooy islam tas ko ci biir Sénégal mais tarixa tijaan yaa tamit mu tas ko ci Sénégal wërngal képp tey kooku nag buñ ko waxee xel yëpp mën a dem ci El Hadj Omar Foutiyou Tall El Hadj Omar Foutiyou Tall nag la ñuy bëgg di waxtaanee tey ñu commencé ko par le commencement maanaam di wax fu mu jaar kan mooy waajuram fan la jàngee fan la jaar ba tey jii lépp yemb ci kaw loolu El Hadj Omar Foutiyou Tall moo ngi feeñ àdduna ci diggante 1774 ak 1777 à Alwar près de Guédé dans le département du Podor ñu gën koo xam ci Fouta Toro waajuram bu góor mu ngi tudd Thierno Seydou Tall waajuram bu jigéen di Adama Aïcha moo tax boo gisee ci tukulóor yi ñoo ngi koy dàqantele kodo Adama Aïcha Iliman Siré Samba Demba Ali Mokhtar c'est-à-dire que moom mooy caatu yaayam boo xam ne nag kilifa gu mat kilifa la mooy El Hadj Omar Foutiyou Tall moom nag bañ ne 1977 dañuy bàyyi suñu xel foofu teg suñu loxo dem xool histoire 1977 dafa méngoog xew-xew bu màgg bu amoon ci Fuuta boobu parce que moom mag ña fa nekkoon ñu xamal leen ci Thierno Souleymane Baal Thierno Abdou Khadir Kane premier almaami di Fuuta parce que Fuuta moo nekkoon royaume bu njëkk ci Sénégal ñu ko naan Tekruur le Tekruur bu ñu waxee loolu sunu xel tamit day dem ci Thierno Abdou Karim Daaf sunu maam ñun jaawandu yi 1977 c'est la première fois que ñu bind constitution ci àdduna kii ko bind de Thierno Souleymane Baal doon xool njiit nu muy mel mu méngoo la régime des Torodo ci la Thierno Abdou Khadir Kane nekkee kullu almaami jiite Fouta Toro ci rappel rek ñu ñëwaat 1977 méngoog année bi nga xam ne moom El Hadj Omar Foutiyou Tall feeñ ci àdduna ba mu feeñee ci àdduna nag dafa tënk ko teel a dalal ba maanaam jàngal ko alxuraan ki ko jàngal alxuraan nag mooy Thierno Abdou Karim Daaf ca Seeno Palen moo ko dalal ba mu jàng ba wàcc ñu xool année 1827 ci la commencé def voyage génn maanaam ni nga koy waxee rek mooy góor dëgg foog nga génn parce que le monde est le grand livre boo bëggee def ay kéemtaan xam-xam bi gën a yaatu mooy nga génn tukki ba mu tukkee nag fi mu njëkk a dal pendant 18 ans la def ay voyage am moo ngi njëkk a dem fi ñu naan Niger ci Amadou Cheikhou c'est le premier roi théocrate de l'empire du Massina dal fa ba mu fa jógee mu jàll ci Mohamed Bello tamit Sokoto la nekkoon mooy roi buuru Sokoto après ci la jàll Fezzan traversé dugg Caire ku ñu ne Caire ñu ne Égypte lu tax Égypte fa la lépp bàyyeekoo ndax boo xoolee sax Cheikh Anta Diop mu ngi koy prouvé mu ngi naan c'est le berceau de l'humanité c'est le berceau de la civilisation foofu ca Égypte antique
ci Fès mu nekk foofu ci Caire ndax ci borom xam-xam yi rëy yooyu ba mu jógee Caire dafa ci la bët dugg Màkka parce que lii dafa am solo parce que dañ naan El Hadj Omar Foutiyou Tall mooy premier xalif ci Soudan boo ko gisee nag mooy Afrique de l'Ouest actuellement mooy premier Soudan léegi nag ba mu demee foofu ci la daje ki ñu naan Mohamed bun ibnu Moutalib moomu moo ko jox titre bu ñu naan le premier xalif ci faydu Tijaaniya mooy maanaam tey El Hadj Omar Foutiyou Tall tey boo déggee zawiya yi bari boo déggee salaat ala nabi yi tas fii ci Sénégal ak ba law ci Afrique de l'Ouest lépp moom la moo taxit moo ko jëlee titre bi moo ko jëlee ba Makkatal Mukarram en 1838 après ba mu fa jógee ci la ñëwaat fi ñu naan Niger fa la jëlee soxna moo ngi jël doomu ki ñu naan Amadou Cheikhou jëlaat doomu ki ñu naan Mohamed Bello mooy roi Sokoto bi ci la amee sax leer mooy taaw bi mu tuddee Amadou Cheikhou loolu Issa wax na ko pare ba mu jógee foofu le roi Animiste Bambara daal di koy emprisonné ba mu ko emprisonné le roi Animiste Bambara moo ngi nekk Ségou moo ngi ci Mali boo koy xool parce que Cheikh Omar dafa voyage yi dafa jóge Fouta Tooro Fouta Massina Fouta Djallon def Ségou def Tombouctou parce que Tombouctou boo ko xoolee ci histoire c'est la première cité mystérieuse explorée par René Caillé te ba mu fay dugg sax da leen espionné ñu koy xoolee foofu nag mu nekk histoire bu daw yaram histoire bu triste pour dire que rien n'est hasard le hasard n'existe pas tey bu ñu toogee ajuma lépp di riir mbalaanu wasim fay di riir jàkka yi di riir lépp dafa am ñu nga xam ne ñoo ko waral mu du kenn ku dul ko do Adama Aïssa Elimane Siré Samba Demba Ali Mokhtar loolu nekk lu doy waar mais nag boo ko roi bi libéré mooy le roi animiste Bambara ci Ségou dafa dem fi ñu naan Fouta Djallon tey boo koy xool mooy Guinée Conakry ba mu demee dafa fekk almaami bi da ko may jàmm bàyyi ko may ko autorisation mu tabax liñ naan zawiya boobu la njëkk a tabax moo nga tabaxee te fi ñu naan Guinée Conakry mooy Fouta Djallon ci la commencé di jàngale sunna la doon jàngale di jàngale jurisprudence kon Cheikh Omar kenn xamul lan la borom xam-xam bu yaatu la borom xam-xam bu barkeel la jurisprudence nag boo koy xool tey mooy mel ni wàllum justice kuy jàngale justice di jàngale droit ak yelleefu doomu aadama ñoom nga xam ne dañoo nekk nit ñoo xam ne ay c'est des hommes multidimensionnels des hommes hors pair Cheikh Omar loolu la doon jàngale mu commencé continuer ay voyage am ba mu génne nag ci Guinée Conakry boobu noonu ci la commencé woon di préparer li ñu naan jixaat pour lan pour dugal nit ñi ci islam parce que tamit guerre sainte dañ ko digle mag yu bëri Sénégal dañ ko fay def boo jëlee Cheikh Omar nga jël sunu maam Amary Ndack Seck bu Thiénaba wala nga jël sunu maam Alpha Thiombane bu nekk Morolan ak ñu ci bëri dañoo taxaw tembe xeex pour diine law fii ci Sénégal ba mu commencé jixaat moom moo ngi doon jixaatee ak ay armes comme arme européenne yi mais moo ko doon jëlee ci Sierra Leone lañ doon wàcce di ko wàcce ci moom Guinée mu jënd ko commencé nag en 1850 la commencé premier bi mu njëkk a songu muy région Malinké songu leen xeex ak ñoom dugal leen ci islam après mu dugg ci royaume Mandeng moo ngi dugg royaume Mandeng Tombouctou Bambouk en 1853 ci la fa dugg moom it defante ak ñoom uniquement pour dugal leen ci diine islam après ci la jël
seen capitale bi ñu naan Nioro du Rip te buñ nee Nioro du Rip sunu xel yëpp day dem ci almaami Maba Diakhou Ba ndax almaami Maba Diakhou Ba mi nga xam ne moom El Hadj Omar Foutiyou Tall moo ko seexal def ko almaami bàyyi ko Nioro du Rip moom mi nga xam ne moom moo tubloo ki ñu naan Lat Dior Diop Ngoné Latyr Diop parce que boo jëlee histoire en 1864 après la bataille de Paoskoto Lat Dior dafa reculer dem fi ñu naan Nioro du Rip ba mu fa demee nag ci la ko Maba Diakhou Ba dalal dëkkal ko xamal ko ne nag boo fi bëggee nekk mu neex torop da ngay dugg islam ci la jël tur bi ñu naan Silmaxa Diop loolu histoire wax na ko ba mu fa jógee avril 1857 mu déclaré guerre au royaume du Faso. Quand on parle Faso ñëpp a xam mooy fan la révolution Faso Burkina Faso c'est les hommes intègres tey moo nekkoon Volta avant sunu jàmbaar jooju di Thomas Sankara tuddee ko Faso muy les hommes intègres ci la fa dugg xeex ak ñoom dugal leen ci islam ba pare assiégé seen capitale bi ñu naan Médine et après ci loolu le 18 juillet 1857 ci la ko Faidherbe mi nga xam ne tey Sénégal dañ ko jël comme genre icône maanaam comme genre monument pour mu di représenter lu bëri tuddee ko fi ay pont ak lépp Faidherbe moomu lay de moo jëlaat loolu delloo ko ña ko yelloo woon ba tey bàyyiwul parce que boo xoolee en 1858 ak 1861 mu attaqué royaume Bambara bi ñuy wax bi nekk Ségou ndax boo xoolee tamit lu waral loolu mooy ba mu nekkee Ségou nekkoon na tamit Niger bi ñuy wax mayu ñu ko jàmm lu tax mayu ñu ko jàmm parce que boo xoolee tamit xam-xam dafa xaw a fiir te gisoon nañ ni moom moo ngi maanaam nit ñaa ngi koy gëm moo ngi am influence siisu bi nag fa la amee nag mu jël leen nag forcé leen ak ay gànnaay dugal leen ci islam mais boo xoolee le 10 mars 1861 mu annexé Ségou ba pare daal di koy dénk doomam bu ñu naan Amadou Cheikhou mooy taawam Amadou Cheikhou nag boo leen koy wër ci histoire mooy kii buur ba kii Albouri Ndiaye l'exil d'Albouri ba mu xamee ni tubaab bi ëpp nañ leen doole te bu ñu boolewul seen doole dañ leen rey ci la dem wëri ki ñu naan Amadou Cheikhou mooy doomu El Hadj Omar Foutiyou Tall bi yàlla def kooku de Albouri Ndiaye daal di génn àdduna ci doosa buy Niger yàlla na ko yàlla yërëm ci loolu nag bu nga ko dénkee Amadou Cheikhou boobu temps moo ngi attaqué pëlu Masina yi lay attaqué en 1862 ci ñetti xare yu métti ba ñu bëri wàññeeku ci lu mat 170 000 nit seen bakkan ron na jay xeex bi tar xeex bu méttee dara lu dul ñu dugg ci diine islam après ci loolu nag le retiré wu ci benn falaise bu ñu naan Déguembérin nag bokkul ak falaise de Bandiagara jegente nañu mais ba tey du moom ndax tamit c'est un stratège de guerre El Hadj Omar Foutiyou Tall bokk na ci ñi nga xam ne ñoo gën a am ay stratégie ay technique ak tactique yoo xam ne donc les plus grands généraux de guerre amuñu ko muy El Hadj Omar Foutiyou Tall mais nag le 12 février 1864 day nekk événement bu mag événement bu triste tamit parce que c'est la bataille de Hamdilillah mooy dernière bataille bi nga xam ne Cheikh Omar dina ko jixaat pour dugal nit ñi ci islam parce que il disparaît mystérieusement dans les falaises de Bandiagara le 12 février 1864 ci loolu nag xam naa ni moo doon dernière bataille bi nga xam ne livré na ko pour dugal nit ñi ci diine islam kon Cheikh Omar
gàcce ngalaama Cheikh Omar kenn du moom Cheikh Omar ak keneen ñi nga xam ne ñoo tracé ba lépp leer mais am na ginnaaw moom moo nekkoon xalif kullu tijaan yaa Afrique de l'Ouest mooy Soudan daal di koy jox ki ñu naan si Haj Malick xam naa ne mbokk yi fi lu neex du doy dañ koy dog bu beneen yoon ndax lu duuf ci nag li xajul ci cin li boo ko defee sa ñeex day këpp te li ngay togg du ñor ñu leen di jaajëfal di leen wax ba beneen yoon.